dinañu wax ci ñaari jakartaman yu doon laaleeg ay policiers fële ci diwaanu Saly saa si tembe bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeekoo ci commissariat ba am na ci ñoom ñoo xam ni ñetti conducteur moto jakarta ñu ngi ci garde à vue jamono ji tembe xam naa ni dañu doon dugg ci loo xam ni bokkul ak li sotti kaaraange ci boobu la diwaan sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboub yéenekaay yi Mantoulaye ci bu ndoy faram fàcce gi Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Aba Diatta. Oui, Yacine. Ça va foo nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine. Progressé nañ bàyyeekoo nañ échangeur bu Seydou Nour Tall bàyyi fa ay ralentissement ñu progressé jël avenue Bourguiba bu fekkee wegg si nga 2 fois amitié yi foofu la ci intersection bi faudra patienter ensuite mën nga progressé aussi Sox Liberté foofu aussi bu ñu fa jaaree fois mën a jógee da ngay patienter yéen ñi bàyyi ko boulangerie jaune jaaree ko cours privé Sacré-Cœur mën ngeen jege avec des travaux ci axe boobu la su ko defee aussi yéen ñi fas yéene progressé vers sur l'avenue Dial Diop vers le lycée Blaise Diagne foofu la aussi y a des travaux mën ngeen ko progressé su ko defee ñaari tali aussi 2 voies yi à l'aller foofu ça se complique un peu bu ngeen ko dépasser aussi mën ngeen progresser ci l'avenue Bourguiba toujours hôtel Castor foofu la aussi faudra patienter ndax oto yi bàyyi ko Cité des Eaux romb entrée bu Solida ba foofu la da ngay patienter avec l'aide de la police vous avez le choix boo jëlee à gauche yaa ngi jëm rond-point Liberté 5 pas tout à ce niveau par contre boo jëlee à droite yaa ngi jëm fi nga xam ne avenue Cheikh Amadou Bamba jaaree ko intersection Madiaye Sall nga xam ne oto yi daggee Colobane di transiter par là dañuy xaarandi su ko defee aussi mën ngeen progresser traverser marché bi hôtel rond-point bu Massalikul Jinaan là-bas ginnaaw bu ngeen xaaree ndax oto yu bàyyi ko ñaari tali ak ñeneen ñu bàyyi ko HLM ci rond-point boobu la mën ngeen progresser hôtel rond-point maison du parti là-bas aussi ça se complique ndax vous allez croiser des véhicules yu bàyyi ko lycée Blaise Diagne Colobane ak place de la Nation Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup Aba Diatta ba si kanam aywa Mambey ñu yéen. jaajëf Yacine Seck ci kanam tuuti nga dikkaat. ñëw ànd yëkkati jotaay bi. Birahim Diadji Touré ak nag le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour Diop la ñuy àndal ci jotaay xibaar bi door ko ca ñaari ambassadeur bi nga xam ne moo di Russie ak Ukraine ñu ngi woon ca diwaanu Touba demoon nañu seeti xalif ba ngir nag waxtaan ak ñoom si lu andi jàmm ca si diggante ñaari réew yooyee xalif ba dalal na seen xel xamal na leen ne kon nañu ko jëfee goo gis nañu ko waxtaanee moo si jiitu kon nag nanu waxtaan ngir jàmm daal di fay am ñu ànd si Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. ñi fi teewal réewum Russie ak Ukraine ñëwoon ci Touba dalal na leen xalifa général des Mourides ñuy sàkku ci moom jàmm dellusi ci seen dëkk yooyu lee ñii toog indiwuma leen sëñ bee leen indi ñoo ma tudd Touba ba ñuy ñëw tamit tàggu nañ seeni njiitu réew ñu ne dañoo bëgg seen dëkk jàmm am fa te biñ ko toqalee ci sa nopp bërki démb ba nga jox leen audience ñi fi teewal réewum Russie ak Ukraine ñëwoon ci Touba dalal na leen xalifa général des Mourides ñuy sàkku ci moom jàmm dellusi ci seen dëkk yooyu lee ñii toog indiwuma leen sëñ bee leen indi ñoo ma tudd Touba ba ñuy ñëw tamit tàggu nañ seeni njiitu réew ñu ne dañoo bëgg seen dëkk jàmm am fa te biñ ko toqalee ci sa nopp bërki démb ba nga jox leen audience bi jàmm commencé naa am. noonu kilifa ak jotaay bi di dalal xel yi. léegi nañu seen xel daal bu baax. ci feeñal sunu tiis ci bokk gën ko bokk ak ñoom. yaakaar ak mbégte ñu jëli ko fii. ñi nga xam ne kii ngi dëkk Russie ki dëkk Ukraine ñu bokk ci benn fauteuil benn jotaay. noo ngi ñaan yàlla ba président Russie ak président Ukraine ñu bokk toog nii ñoom ñaar ñu toogee. Touba di ñaan jàmmarloo bi am diggante Ukraine ak Russie jeex tàkk te ñi seq jafe-jafe yooyu le toog waxtaane ko. voilà El Hadj sunu xalif bi li mu woote dafa mel ni loolu mooy dëgg nañu ko waxtaanee rek ndax boo gisee image yi ñaari ambassadeurs yi ñaari réew yi nga xam ne ñoom ñoo jotee ñoom ñoo toog tey di sàkku jàmm. li ci gën a neex mooy néew na est-ce que am na ci àdduna bi sax réew boo xam mun na boole tey ñaari ambassadeur yu Russie ak bu Ukraine. ci benn jotaay waxtaan ci benn salle ci kanamu genn kilifa ñuy waxtaan bay reetaan ba dalal xel yi mooy li tax xel mun na ci dal. jéegu bu am solo la boo xam ni moo nekk rôlu l'islam. ñuy ñaanal xalif bi yàlla dëgëral taxawaayam yàlla gën ko kantanal parce que defe naa ne lii démarche bu am solo la. ambassadeur moom du def loo xam ne ay kilifaam yëguñu ko kon ñoom rafetlu nañu jéego yooyu te dafay wane ni ñoom ñëpp yitte woon nañu jàmm te nag gis nga maam bu ci yow bu caaxaan faaxee nag dëgg des nag. guerre ba ci Ukraine daa war a jeex. parce que tey ñi ñime yàlla ñëpp a ngi teggi prétexte.
naan dund gu cher gi inévitable la mel ni ñaari réew donc ñoo poñe àdduna ci pétrole ak bele pétrole ak bele BP wax naa BP ñoom ñaari réew yi donc ñoo ci poñe àdduna ba ci seen guerre kenn ku nekk ngi naan Sénégal sax nee nañu yëf yi lépp dana yokkute gi moom c'est inévitable nañ juboo sax ndax yàlla kenn dootul mën a teg benn prétexte BP bele pétrole kase ñoo yëngal jëf Mbàkke jaajëf ay Birahim lan la ñu mën a jàpp ci guerre Russie Ukraine bi fi ñu toll nii évolution bi ndax yaakaar nañ ñun kon jàmm mi ngi tàmbalee dellu si ndax ñu ngay waxtaan am mbir yi dafa gën a taar waaw xam nga guerre boo gis nañ ne waxtaan lay mujjee ba ci guerre mondiale mujj toog autour du waxtaan signé la ñu war a signé pour dakkal guerre bi donte am nay nit yu bari ñu ci faatu mais pour revenir sur cette image là ci ñaari ambassadeurs yi nga xamee ni dañu dem fële ca Touba gis na dafa am diplomatie fu mu amee fu mu lajj parce que muy président yu États-Unis président surtout yu France yu Europe ak yooyu ku ci nekk jéem nga teg diplomatie pour mën a tax ba Russie bàyyi song bi mu song Ukraine diplomatie boobu bu demee ba lajj ñu jàpp diplomatie religieuse boole ci Serigne Touba ak waa kër Serigne Touba xam nga ñu bari dañu réeree biir lenn Mambay en Russie il y a 30 millions de musulmans c'est-à-dire 30 millions de musulmans yi nekk Russie ñoo ëpp askanub Sénégal il y a 30 millions de musulmans en Russie Ukraine am nañu au moins ci surtout benn wàll bi féetee xaw a jege Russie ñu woowee ko Crimée ñoo xamante tamit ay jullit bari na foofu bu ñuy xool ci xayma ci études yu ñu mujj gis war na tolloo ay 0,1% jàpp 2% de musulmans donc réew la yoo xamee ni jullit ñu ngi fépp ci àdduna mais nekk na réew yoo xamee ni am na lu ñu gëm ci lu jëm ci wàllu diine muy ay jullit wala ñuy woowee ay catholique wala ay protestant rawatina ci Russie donc bu ñu demee ba xool ne ni jéem nañu juboo ci wàllu waxtaane ko ci diplomatie mu lajj ñaar ñi dem daje fa nga xam ne moom mooy Touba day wane également solo bi ñu jox réewum Sénégal rawatina diine ak suñu kilifa diine di waa kër Serigne Touba ci wàllu yi nii ci lu jëm ci wàllu waxtaan ak mën a fexe ba juboo mën a am c'est vrai que sur le terrain c'est difficile parce que Russie dañoo nekk seen dëgg quoi qu'on puisse dire xam nga lan mooy dëggu Russie OTAN ci 1949 mu sancu mu am ay réew yu bokk biir OTAN di ab traité boo xam ne ni ñu koy de l'Atlantique Nord ñu ne ñoom seen biir ñi ci bokk ku ci laal kenn ci ñoom ñu dal ci sa kaw ñoom xeetu défense rek la ñuy def OTAN googu di jël ay wàll ci ex-URSS gannaaw bi ñu daanoo ci 91 bi ñuy wax wàllu chute mur de Berlin ci 90 91 ñu tàmbali tas li nga xam ne moom mooy Russie réew yi bokkoon URSS yépp OTAN ne ni léegi ak Europe ak ci jàppale États-Unis ni dañuy dem foqati yooyu le réew moo tax tey dem nañu ba yenn réew yu bari yoo xam ne dañu bokkoon ci ex-URSS féete ci biir OTAN kon ñu mën leen jàppee ay réew yu bokk ci biir Europe mais Vladimir Poutine ne attention yéen a ngi ñëw rek di xuus di ñëw waaye réew mi di Ukraine mënu leen ko jël parce que boo leen ko jëlee daanaka sama buntu ngeen di nekk kon dootul amati frontière diggante Russie ak OTAN te kon man li ma bëgg a def ci delloowaat ñi bokkoon ca biir Russie ci biir URSS bokk ñu delloowaat leen Russie dafay jafe moo waral guerre bi am actuellement c'est pas parce que Ukraine dafa néew doole Russie dal ci kawam mais Russie dafa ñëw dal ci kaw Ukraine parce que ka fa nekk ku ko jiite mu ngi dafa féete trop ci OTAN te loolu bu ñu ko xësee ba def dañuy am dootuñu amati diggante frontière dootul amati daanaka diggante Russie ak OTAN donc ñu ngi ci seen dëgg la ñu nekk su bu dee dañ koy xool ci wàllu histoire kese mais je pense que ñu ngi ci depuis 1 mois ci xeex bi Russie li mu yaakaar ni noonu la ko lay mën a daanalee Ukraine malheureusement pour Russie plutôt et heureusement pour Ukraine demeewul noonu donte am na ay dëkk ci biir Ukraine yu bari yoo xam ne Russie nangu nañu ko
voilà ñu dikk fii ci Afrique dem ca Mali xam ngeen ne kon waa CEDEAO dañu tegoon ay daan ci seen kaw bokk na sa tëj seen i frontière loolee nag état bu Mali dugal ab maanaam jéem a jokkoo waa cour de justice bu UEMOA ñooñee xam la ne ñu sàkku nañu ci waa CEDEAO sanction yooyee ñu tegoon seen kaw ñu daal di koy teggi ñu ànd Cheikh Alassane Balde ci ay leeral. gannaaw ay jàmm ci diggante l'armée ba nekk ca nguur ga ca Mali ak ñii di waa CEDEAO UEMOA daal dinay rek dàq ndogal boobu nga xamante ni CEDEAO jël na ko jëm nag ci sanctionné régime bu Mali mu jàpp nag lu ni mel dëppoowul ak li nga xamante ni moom la ñu xaatim ci doxalin yooyu le dëkk Bamako dugaloon ñaari recours ngir rek ñu dàq yooyu les sanctions ndax jàpp nañu day am impact bu négatif jëm ci askanu Mali conseil bi xam leen nag conférence des chefs d'état boobule dafa jéggi ay sañ-sañam ndax amul benn yoon ndogal bu mën a jël jëm ci wàllu googule mu nekk nag violation flagrante la jëm ci article 114 bu traité UEMOA bi raf ci dolli it ay manquement lu jëm nag ci procédure ndax laataa ñuy jëfee bépp sanction dafa war a jaar ci kanamu cour de justice bu UEMOA comme ni ko article 113 bi daal di xamle ci traité bu ni men jafeñ-jafeñ yooyu ak yeneen yu ci aaju waral nag conseil bi daal di jël boobu leen ndogal bu ni men sax ñëw rek ci jamono bi nga xamante ni chef d'état yu CEDEAO fas yéene nañu daje ni ki ëllëg ci boobu leen daje sax daal nañ cey woo ki nga xamante ni mooy président transition ba ca Mali di Assimi Goïta ngir mu teewe ko mu doon guléet. mu di ab dogal bu nga xam ne Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC mu ngi koy rafetlu ndax dafa xam ne dafa jàpp ni bëri woon na ay gàllankoor yu mu andi ca Mali waaye yeneen réew yi nga xam ne ñoom la daan jokkonteel ci wàllum njënd meex njaay mi rawatina camionneur yi nga xam ne ñu yëngu ci wàllum hydrocarbures Cheikh Diop Alassane Balde dafa jokkoo moom ci téléphone. dogal boobu de wax dëgg yàlla dogal la bu nga xam ne dañ ko rafetlu dañ ko apprécier dañ ko doon xaar waaye ginnaaw yàlla def na lii am dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax boo ko seetloo li daan jóge ci Sénégal ci carburant di dem foofu wax dëgg yàlla bari na lool xëy na dinaa waxtaan ak suñu camarade transporteurs yi pour ñu estimer camions yi mun a xam ñaata la waaye daal li ma la mën a wax mooy ci wàllu hydrocarbure perte yi ay milliards la mais ci wàllu transport bi nga xam ne suñu syndicat camionneurs yi ñooñu it perte yu énorme yu diis lañ ci am ba tax na daal li ñu mën a jàpp mooy diggante bi ñu defee sanction yi ak léegi ay centaines de milliards moom war nañ ko ñàkk ci économie. économiste bi demee sa baabu moom mbégte la am ci dogal boobee maanaam sanction yi ñu war a teggi te waa CEDEAO tegoon ko ca Mali dafa jàpp ne mbégte la ci réewum Mali waaye it mbégte lay doon ci réewum Sénégal ma nga xam ne diir bi ñu tëjee li nga xam ne mooy frontières yi la mu sa ñàkk bari na lool te bu ñu koy xayma ci ay koppar jigéen a téeméeri milliards ñu teewlu ay kàddu mbax day di bendaw tribunal UEMOA bi de décision bi mu jël ne day suspendre daan yi ñu tegoon Mali dana baax su fekkente ne dañu xool côté économie bi nag ndax UEMOA la ñu wax su boobaa ku ci mel ni Sénégal nag mën naa fecc ndax fi mu ne nii moom ëpp na 50 milliards jàpp 100 milliards yoo xam ne daanaka réew mi mën na koy perte ci suñ commerce ak diggante ak Mali ndax lu jëm ci ciment lu jëm ci suukar lu jëm ci produit yu mel ni ay tomate ak sondel ba ci yu sew sewaan ay biscuit ak n'importe quoi oto Mali yi suñuy départ fii da ngay gis lu ne te loolu bokkut sax ak li doon daanu si ci port bi dañ tere ko kon nag lu am solo la en tout cas ci koomu Sénégal bu fekkente ne yàlla dimbali nañu ba nga xam ne lii porox ndollu la daal boo xam ne nii réew mi mën na ci gis boppam. député du peuple El Hadj ban jàngat ngay def ci dogal ba nga xam ne UEMOA sàkku na ci waa CEDEAO ñu daal di koy jël maanaam sanction yi ñu daal di koy tegg sa Mali. Njaayeen bi siin ba dañ doon xeex ndax mburu toog lu yàgg ku ñëw bëgg àtte ñu ni bu leen àtte lu yàgg benn njóobeen ñëw àtte leen ñu toog 2 jours si yéen ba ñëw jëndaat saaku mburu ñëw jox ko ni ko sant naa la bu baax ndax boo yeexoon tuuti àtte àdduna tukki. li ma ci jublu mooy ci anecdote boobu mooy dañoo dugg ci xeex bi ñoom waa CEDEAO dem ba xam ñi lajj nañ. sur tous les plans. économiquement ñu gën a loru Mali. ni ñu foog woon ni leen askanu Mali di souffrir pour mën a révolté wu ci kaw ñi jiite réew ma demewul noonu Mali commencé di teg ndawal ci seen kaw beneen bànqaas UEMOA ñëw gis ni waa CEDEAO dañu jalgati. parce que lu mel ni ay xeetu sanction bu ko njiitu réew yi xalaatee balaa ñoo jël dogal wax nañ ko awalee ci yoon muy haute cour de cour de justice bu CEDEAO ba ñu càmbar ko nan la sanction yi war a tëddee ci wàllu yoon ñu soog a sanctionné mais ay njiitu réew yi dajaloo rek daal ni sanctionné nañu Mali dafa yomb donc non seulement dindi nañu seen dogal yu moo def ko mais dañu leen a gàcceel ci ni li ngeen def méngoowul ak yoon boole ci résistance bi Mali wane daf leen yéem sont obligés maintenant ñu collaborer ak Keïta te loolu dafay wane seen échec. d'ailleurs
ñoom li ñuy contesté mooy coup d'état ca Mali sanctionné ko pourtant coup d'état am na ci Burkina Faso noonu la moo tax jëluñu ay sanctions ñu ngi wax coup d'état ca Mali pourtant ñoom coup d'état constitutionnel la ñuy def ak seen ay militants ci seen i parti politique gën a lompoñal démocratie au moment où Goïta laataa muy jël benn dogal la ñuy def ay assises nationales askanu Mali ni ko lii nañu bëgg li ñu bëgg mooy nañu français yi bàyyi ñu doxal suñu am réew. Et c'est vrai que amoon na attaque après mais ñëpp xam nañ ni attaque gu rébellion wàññeeku na bu baax a baax foofee ca Mali. parce que waa dëkk ba yëpp joxe nañu seen kàddu ci lëf li nga xam bëgg nañu koo soppee réew ma Sénégal tëji buntam Mali ngay négocier ci yeneen yoon yoo xam mun na faa jaar. Et beneen leneen lu fa mën a yeewaat ci mbayeef goo xam ne deewoon na fa ci détournement yoo xam ni yàqoon na dëkk ba. ci doxale lu ma neex nekk doomu président nekk milliardaire te gis nga yàlla dafa maado ana tey IBK ak ki nekkoon premier ministre am tey ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf ci ay at yu néew a néew c'est-à-dire que réalité buy ñëw mënoo jàkkaarloo ak moom ñoom nañu corriger ñoom seen bopp d'abord. ci ni ñuy jalgatee démocratie xam nga nekk ci am réew jiite ko constitution ba ni ki jiite réew ma mënoo koo jiite lu ëpp ñaari mandat yow ay nit di permettre si ci réew moom di wax naan mandat bële bokk ci woon bii moo ci bokk c'est-à-dire le fait nit ki di ko xalaat rek yaa ngi commencé di jam ndànk démocratie. kon lan nga tane ki nga xamante ni bii dafa jël réew ma parce que dafa dem ba doxatul Mali dafa demoon ba amatul ay tànk yu mu taxawee ñi ñu ko dénkoon mënuñu koo doxal xamuñu dañu dem ba gëlëm ci biir jeu bi donc fu ñu jubbantiwaat ko ñu nekk ci bain bi xam li xew faaw ñu jël réew ma doxal ko parce que gis nañ njiiti réew yi moomuñu réew yi de. dañu faa juddoo màggee fa nekk ay citoyens donc après ñu fal leen fa bu ñu demee ba gëlëm ci jeu bi dañu leen di remplacer ak ñeneen léegi nag comme yow moo ne CEDEAO li nga def du noonu war nañu xoolaat seen bopp comme ni ko Cheikh Diop waxee pétrole beeg bele beeg mais surtout port bi nga xamante ni bii. ministre bi wax lu jëm ci wàllu affaires étrangères maître Aïssata Tall Sall reconnaître na ko ni sanction bi ñu teg ci kaw Mali Sénégal li mu ci perte ci ay milliards kenn xamul nu mu toll. luñ duggee ci boobu xeex. doy na waar ayca sanction yi nga xam ne dañ ko tegoon ca Mali nañ ko teggi Sénégal moom dina ci gis boppam. mais c'est normal dina ci gis boppam xam nga dañu war a def benn précision xam nga UEMOA cour de justice bu UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine moom moo jël dogal boobu xam nga bu ñu waxee UEMOA donte ci CEDEAO la bokk benn la ci ay organes yoo xam ne mën na jàpp ne CEDEAO moom moo leen jaboote mais communauté des états d'Afrique de l'Ouest bi nga xam ne lu tolloog fukk ak juróom ci ay réew ñoo ko bokk UEMOA lu tolloog juróom ñett réew la Dakar la ñu créé UEMOA en 1994 li ko tax a jóg mooy ci wàllu koom xool réew yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq lan la ñuy mën a def ba nga xam ne seen wàllu échange commercial seen wàllu koom gën a ñoŋ gën a dem ci kanam ñoom ñu xool ne ni attention sanction yi ñu teg ci kaw Mali ci lu jëm ci wàllu koom dina nasaxal ñun réew yi bokk biir UEMOA et l'exemple mooy li nga wax Sénégal bokk na ci wala nekk na sax principal réew bi nga xam ne moo ci gën a am jafe-jafe ci tëj bu ñu tëj ay frontières sanctions yi ñu teg ci kaw Mali parce que échanges commerciaux yi ëpp ci lu jëm ci sous-région bi diggante Sénégal la ak Mali yi nga xam ne moom mooy le pays voisin du Mali sur le plan commercial tëj bi ñu tëj frontières yi ak sanctions yi ñu indi ci kaw Mali gàllankoor Sénégal gàllankoor également beneen réew bu bokk ci biir UEMOA muy Mali ci pourcentage bu xaw a kawe mais gàllankoor tamit am ay jeexital ci yeneen réew yi nga xam ne ñoom ñoo seq UEMOA seq tamit li nga xam ne moom mooy CEDEAO est-ce que xam nga ni bi cour de justice bu UEMOA di joxe bi les décisions boobu fekk na CEDEAO invité kii di Assimi Goïta di président wu transition bi pour mu fekkee seen ndaje ba mu ko invité lan la leen wax ne leen nit naa yebal sama premier ministre wala benn ministre des affaires étrangères autant pour moi ak yenn ci ay membre gouvernement bi pour ñu teewee ko waaye ñële di waa CEDEAO di ne ni ñoom à huis clos la ñuy def boobu la daje donc huis clos bu ñu koy def ñoom président dong ñoo koy teewee du ministre bu koy teewee premier ministre wala ku mu mën a doon moom mu ne léegi d'accord dinaa ko teewee mais visioconférence ça veut dire que lui Assimi Goïta dina teewee ndaje bi mais par visioconférence li indi nag
li ñu mën a wooyee jaxasoo bi nga xam ne am na ci wàllu woowu mooy ils ont été trop vite en besogne lu soxal mbirum ay sanctions ñu teg benn réew boo xamee ni li ñu jàpp mooy askan wi moom moo namoon changement am ci bopp réew mi ay militaires def li ñu wooyee coup d'état lan moo indi coow li mooy période de transition bi la ñu d'accordul ci CEDEAO ñu ne ni 5 ans dafa bëri dégg wàcce nañ ko ba 2 ans donc bi décision UEMOA bi di génn di cour de justice bi di génn boobu fekk na ñële invité nañ ko ba pare ça veut dire que daanaka ñoom dañ doon xaar benn feu vert bu gaaw parce que loolu la ñu soxloon c'est un ouf de soulagement pour les chefs d'État membres de la CEDEAO parce que jàpp nañu ni def nañu erreur ils ont été vite en besogne benn erreur bi njëkk mooy bu Sénégal tey le président sénégalais on a vu que récemment dem na moom Macky Sall woote na kii di Assimi Goïta à plusieurs reprises on a vu ay communiqué yu tukkee ci présidence wala ay tweets yoo xamee ni moom day waxee ni wax na ak président bu transition bu Mali pour xool nan la ñu mën a génnee ci yooyu les situations je pense que il devait le faire avant il devait même se porter comme celui qui allait régler la situation au Mali parce que c'est son voisin immédiat mais surtout c'est son premier partenaire commercial dans la sous-région il est vrai que mooy président en exercice bu Union africaine mais mieux vaut tard que jamais comme on dit et l'essentiel mooy nañu fexe ba normaliser waat donte avant ñuy mën a delluwaat ci jafe-jafe yi nga xamee ne amoon nañ ko parce que sur le plan économique Mali demoon na ba tànk yi nekk ci suuf li ñu naan le pied à terre wala plutôt genou à terre dal na ko avant ñuy mën a rectifier du dellu soit ndànk-ndànk ba mu mën a toll fi mu tolloon sur le plan économique ak li mu doon def ak yeneen réew yi dina xaw a jël tuuti temps voilà El Hadj dañuy dem sa dëkk démb tàngoon na lool foofee sa Mbuur Saly démb si alxames ji mu nekkoon fantasiro fasanteeg sikkim gu doxoon ci diggante dawalkati jakarta yi ak takk der yi la ko waral moo di ñoom borom jakarta yi neen dañoo sonn lool nag saa su ne policiers yi dañ leen di téye ci tali bi di leen laaj te loole ci boppam moo mënta wëy dañoo sonn ñetti ci ay dawalkati jakarta teg nañu leen loxo ñu ànd see Xaalin Badaxa Sonko. daanaka bëccëg bu tàng lañ nemmeeku ci alxamis gi ci commune bu Saly ci ay jàppante yi nga xamante ne ñoo doxoon ci diggante ay jàkkaartamaan ak ay policiers jamono ji sax lu toll ci ñetti jàkkaartamaan jàpp nañ leen placé leen en garde à vue ci commissariat urbain bu Saly. 3 personnes lañ jàpp tey leen 3 personnes lañ jàpp suba ba léegi ñu ngi si problème boobu añuñu yëngaluñu tëjuñu fenn nañu may liberté ñun loolu la sax demuñu kenn provoqué ñu problème ñoom ñoo ñu provoqué problème bi loolu la. yile jàkkaartamaan li ñuy naqarlu mooy opération yi tar yi nemmeeku fan yi ba tax na sax lu ñu leen di laaj ngir ñu mën a récupérer seen ay moto dafa jéggi dayoo. chaque jour 6 000 12 000 oto yi sax duñ ko fay sa oto day génn fii léegi Jakarta oto laal la mu ngi mel ni kaña la ñu rey du mujjee fenn amuñu indépendance mairie dem nañ fa duñ sa faale 2013 ba léegi 2013 bi léegi bu ñu am indépendance ñun nag fii ay Sénégal lañu temps la ñu panu saaga ñu kenn mais nañ ñu may liberté nañ ñu may liberté gannaaw yi lekk kàddu jëm nañ jokkoo ak autorités yi nga xamante ne ñoo ŋànk commissariat urbain bu Saly waaye sunu jokkoo mujjewul antu. coalition Gëm sa bopp ñaawlu na événement yi na mu mujjee ak nag dawalkati jakarta yi ñu teg loxo mu ngay sàkku ci takk der yi yenn saa yi ñuy jiital waxtaan laata ñuy jëf ñu teewlu ay kàddoom moom Amadou Bayla Diallo. gis nañ ko ne jakartamaan yi dañ leen assimilé donc ak ay une partie yi nga xam ne donc agression yi nga xam ne mooy am yëpp lu ci gën a bëri donc ci ñoom lay jógee mais may ñaan aussi autorités yi ñu xam que ne ay jeunes lañ dañuy daan seen doole donc ñu bañ a tout le temps di def de la répression parce que la répression n'est pas forcément pédagogique boo fekkee ne gis nañ que ne am na li nga xam ne ñoo ngi koy def peut-être en étant inconscient ci li nga xam ne moom moo leen di danger yi nga xam ne donc ñoom la ñuy courir ñoom ci seen bopp ak ñi nga xam ne moom la ñu faire courir donc ñi nga xam ne ñooy seeni clients donc ñu sensibiliser leen rek di waxtaan ak ñoom ba ñoom tamit ñu comprendre enjeu yi lan la ba tax ñu mën a conformer ci li nga xam ne moom la ñu xaar ci ñoom pour que ñu mën a vivre en harmonie. voilà muy Dakar di Thiès wala tey Saly fu mu ci manti doon diggante jakartamaan yi ak nag takk der yi diggante bi du neex te ñoom jakartamaan yi ñoom loolee la ñuy dàkkee seen wërsëg xam nga responsabilité dafa xaw a bëri ci côté boobu noonu parce que mënu nekk ci xeetu transport bu illégal waaw bu noppi ngay demandé ñu bàyyi la nga liggéey normalement loolu benn la mais ñaareel bi ci des ndaw yi itam fokk ñu liggéey parce que jaay nañu seen tool yi bàyyi ba mu jeex
ndaw ñoom ñëpp ay villageois lañ mais amatuñu tool bu ñu bayee parce que foofu amatul tool bu ñu bayee. tool yëpp lotissé nañu leen def leen ay terrain ay 1 million 500 ba mu jeex takk diggante Malicounda Saly Malicounda Mbambara Kër Maseyib Kër Waly Kër Malick Ba Taaxum nga jógee Taaxum jàdd ñi génn si Njóob Tentubaab dëkk yi mu séq noonu Kër Jaaji Kër Songo Kër Mbey Jéey Babel Tangis amatul espace. lépp lotir nañu ko. ay benn tool cuqati tool ñoo nekk ci biir cuqati tool ñi nga xam jaay ñu ab résistance bañ a jaay parce que soxla wu ñu jaay seen tool quand même. léegi nag bu fekkee xale yi bayeetuñu waroon a sàmmi vol de bétail ba nekk fa loo yor ñu sàcc ko ñuul ba ñu amoon na ko si néew di fa sàmme jaay nañu ko. maire yi jaay nañu ko waaw ndaw ñu nu ñuy def. mais boo gisee sa benn mag bu la jëndal benn Jakarta 400000 sa waaye nga ciy daw dépense wala nga ciy jéem a sax yow sa soxna daa ko def donc nag faaw ñu jéem a dawal compréhension transport bi légalul mais nag ay collaborateurs lañ te police ci boppam xam nañ ni booy Jakarta maa dañuy collaborer. ak ñoom sur tous les plans ah bon entendeur nag ci li ma wax. dañuy collaborer. ak ku nekk ak nu nekk. am rôle bu am solo bu ñuy jouer ci biir askan bi. non seulement ndaw ñi souvent ñu ni am na ñoo xam ni saa bu ñu jàppee ay agression yu am ci biir ak yooyu en général jakartaman ni ñu non jakartaman du ñu agresseur de dafa am beneen li ci am Birahim day am jakarta di ci liggéey bu set. ma ñëw loué jakarta bi parce que booy jakartaman ni boo ñëwee par exemple bu ñuy verser par jour 2000 wala 2500. ñoom mun nañ la loué jakarta bi yow toute la journée 5000 francs yaay def carburant. donc loolu seen deal la parce que dañuy am versement wu ñaari fan wala ñu am versement ak seen dépense tey ñu ni la diggante 8h ba 20h dañu la koy loué 5000 francs wala 6000 francs. ñu loué la ko mais Birahim mi nga xam moom Jakarta am daf ma ko loué man nag maa yendoog Jakarta bi fu ma neex. maa ci agressé te du ma Jakarta man maa ci sàcc te du ma Jakarta man donc damay yàq deru Jakarta man yi kon nag waa autorités yi police. nañu jéem a settee yooyu ci biir ñi doon Jakarta man moom ko di ci liggéey di ci daan seen doole. ak ñi nga xamante ni bii dañ koy loué di def affaire agression beneen bi ci des mooy Jakarta man yi ay éducateur la ñu dee. maanaam indicateur c'est-à-dire que ay boussole la ñu biir Saly Petite Côte mën nga ba ngay ñëw bëgg a dem kër Mame Mbaye Ndiaye Saly xamoo fan la nga ko kër diw laay dem fay ko course mu jiitu. man dem naa Kaffrine Fatick. sama benn mag bu fa génnoon àdduna xaw ma kër ga exactement benn booy Jakarta man laa fay ni ko xam nga kër diw mun ma waaw mun ko jiitu ma topp sa ginnaaw ma fay ko kursam mu jiitu ma topp ci ginnaaw ça c'est très important loolu mënoo ko bañ loolu dafa am solo donc bu ñu leen sonal lañ leen gën a encadré waxtaan ak ñoom tey nag teg responsabilité ci loxoy suñu autorité locale yi nga xam ni benn tool amatu fa benn espace bu ñu sàmmee amatu fa xale nag bu bayul sàmmul njàngam bënnul qualification ci wàllu métier yombatul wala ñiy dem ci métier sax dem nañ ci métier ñëpp mënuñoo jàngi métier ñeneen ñi ci des te waroon a bay bu ñu amee Jakarta bu ñu dawal dañ ciy dawal parce que dañoo bëgg a fonder kër dañoo bëgg a sos ay kër dañoo ay père de famille lañu donc il faut ñu woyofal ko pour nekkin bi mën a sell. voilà muy dawalkatu clando yi di dawalkatu Jakarta est-ce que jotul tamit ñu xool nu ñu leen di régulariser ba noppi. voilà ak secteur bi. gis naa ko par exemple Daaru Muxti bi ma jógee barki démb le maire da Madiop bi tey dafa jël Jakarta man yi ñi nga xam ne officiel la ñu leen mën a wooye ñoom ñëpp ku ci nekk da ngay sol benn blouse bu ñu lay ràññee. ok benn blouse bu ñu lay ràññee boo xam ne dañ naan gilet quoi. waaw gilet la c'est un gilet couleur jaune lay doon sax boo xam ne dañuy ràññee ni ñii ñoom ay Jakarta man lañu dañuy verser mais Mame Mbaye au-delà de l'organisation clando yi ngay wax Jakarta yi ngay wax kan moom Jakarta yi am na yoo xam ne ce sont des jeunes ñoo xam ne dañu yore seen benn 200000 jënd benn Jakarta di ci daw seen i soxla di ci mën a am tamit tuuti wetti mais am na Jakarta ak clando yoo xam ne ni xam ko moom des magistrats des policiers des gendarmes des gens de la société nu ñu koy weeti de ay autorités ñoo leen di moom ñoo xamee ni dañ ciy amaale weccit boo xamee ni peut-être mën nañ ci fatt yenn trou wala mu doon dépense pour yenn c'est ça la réalité dëgg la lan moo tax yaa ngi naan collaborer mais clando ñaata clando moo nekk biir Dakar bu ñu waxee clando mooy clandestin ay taxi clando lay doon mais ñooñu am na si ñoo xam ne dañuy pour la plupart dina am lu ñuy verser kan lañ koy verser est-ce qu'on s'est posé la question non
am na collaboration boo xam ne dafay am diggante takk der yi ak ñu ñuy woowee ay clando parce que am na yenn clando yoo xam ne takk der ko moom. am yenn jakarta yoo xam ne autorité moo ko moom. muy maire bi wala adjoint au maire wala policier wala gendarme wala un magistrat. Je connais des gens yoo xam ne ils sont dans nu ñu koy waxee l'administration du ma leen tudd ñoo xam ne am nañu jakarta yuy daw Thiès. wala ñu am clando yuy daw Thiès wala ñuy daw feneen ak feneen ak feneen donc ce qu'il faut mooy nañu bañ a jeter l'opprobre sur ces conducteurs de Jakarta wala ñuy wooye ay taxi clando parce que ñoom i neen la xamante nañu seen biir li tax clando di daw ba léegi yow bi nga nekkee tout tànk ba léegi yaa ngi dégg clando c'est parce que am na ñoo xam ne ñoom ñoo laxasu ci ginnaaw clando yooyu clando yi dañuy daan seen doole peut-être am ci weccit ce qu'il faut c'est réorganiser de manière générale le secteur du transport tey war gaynde yi ñu ngi sonnal ñi nga xam ne ñoom ñooy les transporteurs réguliers c'est vrai parce que muy alo Dakar yi indi woon na fi problème au niveau de Thiès ba mu am ay xeexoo ak yeneen tout simplement parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu réguliers yi dañoo dem ba on leur ôte le pain de la bouche lu ndaw li ñu doon jéem a taaba di ko am ay clandestin ñu ngi koy jëlee ci seen loxo wala ñu koy jëlee ci seen gémmiñ ba pare muy gën a metti encore si ñoom parce que tey teer a ngi daw am na ñoo xam ne course boobu ñu doon def diggante Dakar jëm tracé wu teer bi ñàkk nañu ko BRT bu ñëwee am na ñoo xam ne tamit dañ ñàkk seen xëy ci wàllu transport donc il faut nécessairement ni ñuy waxee ay états généraux de l'éducation de la santé ni ñu def les états généraux wala conseil ministériel du transport ou des transports parce que ci wàllu transport il y a beaucoup à dire mais tamit am na lu bari loo xamante tamit faw ñu régler ko pour au moins permettre aux gens ñu mën a daan seen doole mais de manière légale. jaajëf 8h37 Birahim ñu bàyyi la nga dem rédaction. ba ci kanam incha allah xaar El Hadj. waaw xanaa balaa ñu jeexal rek ñu wax ni tey mooy anniversaire làqu Serigne Babacar Sy. le 25 mars 57. bi que maam Cheikh ñoon Abuna Abou Bakri wa in kaana fil xabri radina bi cheikhan ila axiri dahri ñuy njukkal ñëpp. borom bu ne carré bi di ko gën a bàyyi xel. fajkatu soxla bi Serigne Babacar Sy di ci ziar si Mouhamadou Moustapha Sy responsable moral suñu kilifa donc. voilà bis dafa am solo ci ñun moo tax ma bëgg dëkk Tivaouane. bis boobu dafa am bisu tey bii dafa am solo lool ci ñun. macha allah Serigne Babacar Sy yàlla nangu ñaan yëpp. moom ak mag yi démb la woon tey moom ak ndaw ñi la. waaw moom mag yi démb yi ak ndaw yi tey yi. ndaw yi tey waaw. xale yi ju faj soxla ay moo ci gaaw gaaw ci faj soxla gaaw ci lijjanti situation wax sa soxla rek. waaw te du gàntu mukk waaye mukk. maam Babacar. loo ko mu fajal la moo tax li ko maam Cheikh waxoon donte mu ngi ci biir suuf. radina bihi cheikhan ila axiri dahri donc yokk leeral bis ni tey la ñu waroon ginnaaw waaye suñu xol mu ngi ci moom te mu ngi fi itam. moom weeru mars. ndeysaan voilà jaajëf borom fayal ñu ko. amiin am Babacar borom bone carré bi. wallaay ndeysaan. jaajëf maam. ñu dala Pape Mante mu ci tàggat yaram.